الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. همسات الشياطين ورحمة ربنا يحضرون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله ذوي الرضوان والتمكين ورضي الله عن شيخنا أحمد الخديم وعلى خديمه قدوتنا شيخ إبراهيم Fall. Gannaaw ba nu sante Yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba sant Cheikh Ibrahima ñoo ngi nuyu ñu fi teew ñëpp. xam naa mën ñoo lim tur yi ngir dañoo ñëw fekk jataay bi defaru ba noppi bi ñëw fekk nañu kilifa yëpp toog ba tax na mënuñu leen a ràññeel di tudd tur yi waaye daal li wér te wóor mooy ci seen ndigal la ñuy waxee ndigalul kilifa yi fi teew maa ngi nuyu ñëpp kenn ku ne ci saw tur ak saw sant góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñi fi teew ñëpp njabootul lislaam rek lañ te buñ nee Serigne Touba dañ naan lislaam rek ñu tudd maam Alhaji Malick ñu ne lislaam rek ñu tudd këru diine ba geneen bu mën a doon rek buñ ko tuddee lislaam rek la ñuy wax kon ñun ñii buñ fi teewee ñu ne ñu yëkkati leen kàddu ci turu kilifa diine yi loolu mënuñu koo gàddu ndax ñun ci diine ji lañuy dund ci lañ fas yéene dee mooy suñ lépp duñ ko génn kon bu ñëwee sañ nañoo yëkkati ci kaddu xalifa général de Baye Fall sañ nañoo yëkkati ci kaddu xalifa général de Mouride sañ nañoo yëkkati ci kaddu xalifa général de Tidiane wala geneen këru diine bu mën a doon kon ñoo ngi leen di nuyu ci seen tur di leen siyaare bu baax a baax di rafetlu taxawaay bi jullit ñi am rawatina dëkk bi ñu féete muy Thiès lu mel nii bu xewee fii kenn fi waru fi woon a xaj ndax koo ni doog jullit mu mer waaye nag bu ndemee bay segg dëgg jullit ñi dana néew lool ndax jullit dafa am ay mandarga yu koy dëggal ginnaaw ba nga ko waxee dafa am ay mandarga yu koy dëggal léeg-léeg day aaji jëf léeg-léeg mu aajo woo wax léeg-léeg mu aajo woo naqarlu ci sa xol Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne bu ngeen gisee lu bon lu ngeen war a dindi na ngeen ko dindi ci seen loxo bu ngeen ko mënul ngeen dindi ko ci seenu làmmiñ bu ngeen ko mënul nag ngeen naqarlu ko ci seen xol te loolu addaxaful iman la mooy bi gën a doyee di mooy toog rek wane ni man kat mbirum góor jigéen ñi ñuy wax naqari na ma loolu mooy li gën a ñàkk solo ci ab jullit ñu nangu ñi fi daganal mbirum góor ak jigéen loolu buñ dee ay gorit gori wuñ buñ ko nangoo buñ dee ay gorit duñ gor yu gore
Cheikh Modou Fallou nag Cheikh Modou Minta da daan wax naa as gor su gore nee na dina xam lu mu dul wax dina man it lu mu dul def waaye dina tële loo xam ne faaw mu def ko lii nag ñun ko seqal ñoo ñu ëpp doole ci wàllu saa yi ndax ñoom ñoo téye adduna bi ñoo ŋànk mbooleem luy doxal adduna bi ci saa yi waaye nag loolu mbirum saa yi rek la ñun ñoo féetee ak yàlla te doole ji dëgg-dëgg yàlla moo ko yor lu dul yàlla day jeex waaw kon kattan gi ak baatin bi ak lépp mi ngi ci nun jullit ci kon liñ ci war a def nañ ko def buñ àggee fan mën a yem li ci def ñu naqarlu ko te ñaan buñ sababloo ba fan mën a yem rek li ci def ñaan dana ko mën a mottali waaye toog di ñaan moom waxuñu ko kenn ku ne da ngaa war a jug représenté wane ni lii na neexuma buñ koy jàllale tamit ñu xam ne jàllale Sénégal kat jàllale nañ fa code boo xam ne neexul waa réew ma neexul kilifa diine yi neexul population ba waaw loolu rek mooy sunu teewaay fii kaddu yi nag dañ ciy jégalu bu baax a baax bëggoon nañ mu gën a mat bëggoon nañ mu gën a jot bëggoon nañ mu gën a rafet waaye dañ koo waajur bi ñuy ñëw xamuñu woon ne sax nii la demee dañ ñëwoon rek nañ dem ban gis ñu xam ne ñun kat lee ñuy naqarlu ñu naqari nañu far ñu ñëw ñu jox ñu su kàddu ci kilifa diine yi kon c'est mbooleem fu kilifa diine ne na ngeen xam ni lii leen naqaru kon raw la ca ne la am ñoom nag yitte yi da leen a gaaw ci wet bu ne ba tax na boo jugoon di ñëw bari na ñoo xam ne bu ñëwoon fii deetuñu waxati mbirum homosexualité bari na ñooñ dañuy bàbbu topp leen mën naa yàq sax programme bi léegi nag def ko nii nag ñu programmé ko waxtaan wu dal woo xam ne ñun bëgg ñu jot ci dinañ ci jot loolu yaakaar naa mooy li gën a mat mooy li gën a rafet loolu nag moo waral lii kon na seen xel dal na seen njortu rafet na seen yaakaar gën a dëgër te xam ne yéen kat ba Alxuraan naan innamal mu'minuuna allaziina izaa zukira llaahu wajilat quluubuhum wa izaa tuliyat alayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan waaye wa alaa rabbihim yatawakkaluuna loolu la Alxuraan wax jullit dëgg-dëgg day manifesté ci yow dara waaye jullit laa rek loolu daal man xamuma ko kon ñoo ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam takbir. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo la fekk may jaajëfal suñu kilifa yi di wax ci turu jàngoro yi parce que ci laa bokk di wax xëy na lan moo tax ba tey teeluñu fee teew mooy man mi sax xëy na dama tardé ndax démb dañoo nekkoon ci ay ñaan ndax ñoo ngi ci solennité Pentecôte léegi ci lañ nekk démb dañoo prière ba ay 3 heures du matin tey aussi église bi abeille ñëpp ñu ngi ci biir dañoo am messe te tey toute la journée dañ koy amal ay ñaan ba lundi aussi si la ko solennité Pentecôte xam naa loolu waral seen ñàkk ñëw wala seen xëy na tardé xam naa ci kanam tuuti mën naa am ñoom ñëw di wax ni góor jigéen église mënu koo nangu ndaxte église benn union la nangu mooy union góor ak jigéen waxuma góor jigéen waaye góor ak jigéen bu ñu mayee ci farata ci kanamu jàngu bi loolu la église nangu damay raconté rek benn anecdote benn frère bu ma doon expliqué ne ma dafa demoon France muy marié benn couple ñu ñëw nekkoon dañoo bëgg a marié mu defal leen préparation ba ca cappaandaw ba mu leen di laaj ndax bëgg ngeen am ay doom ñu ne ko non ñun dañuy marié nii rek sans pour autant ñu am ay doom mu dàq leen ci église ne leen génn leen ndaxte église reconnaître ay nit ñuy sëy kese te amul objectif am doom parce que famille dafa bokk ci mystère création de l'homme parce que yàlla bu muy wàccee Adama ak Awa daf leen wàcc leen ci suuf multipliez-vous et remplissez la terre donc mënuñu sax nangu nit ñuy marié te amuñu sax ambition am doom waxtuma nag ñaar ñi nga xamante ne ñoo bokk sexe naan dañuy sëy mala yi sax ñu bari
li nga xamante ne jekkul sax ci mala xel na ko mala yi sax du ko def nan la ko nit mën a defe loolu diggante nit ak nit kese la bokkul ak dina bokkul ak dara am ay nit yi nga xamante ne kenn xamul la moo nekk ci seen bopp bëgg a taxaw jëmale àdduna bi fu kenn xamul loolu kenn du ko nangu église du ko nangu te du ko mës a nangu ba am xëy na ñoom après dinañ ñëw xaw ma nag waaye yaakaar naa ci sama kàddu ndaxte lépp fu chrétien war a jaar dalee ko ci baptisé communion ba confirmation yëpp def naa ko te xam naa ni ci laa bokk bu baax te sama baat doy na ni baatu imaam kilifa diine yëpp yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew may wax di fëttali waa sama kóllëre ak jullit yi nga xamante ne ñoom lañ sékkal xeex bi di leen wax ni ñoo ngi ci ak yéen ñu xeex góor jigéen mu jóge fii ci nekk ay axu zaman waaye duñ ko mës a nangu dañuy dewaale moom rek. Oui à sa criminalisation. Oui à sa criminalisation. Non au LGBT. Non au LGBT. Non au LGBT. Non au LGBT. Thiès nee na déet ngóor jigéen. 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 Thiès lank na ngóor jigéen. Thiès lank na ngóor jigéen. Thiès nanguwul ngóor jigéen. Thiès dama hey Sénégal nee na déet ngóor jigéen. Sénégal nee na déet ngóor jigéen. Sénégal lank na ngóor jigéen. Sénégal lank na ngóor jigéen. Merci beaucoup. alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ñu ngi nuyu monsieur le maire ak kilifa yi fi teew yëpp kilifa aada ak kilifa nguur gi nga xam ne teew nañ fi par contre li ñuy wax ngóor jigéen li ñu leen bëgg a wax de mooy ñun dey wàllu ñu féete muy wàllu njàngale ma teewal fi G7 muy organisation yi nga xam ne ñoo ŋànk revendication syndicale yi nga xam ne ñoo gën a représentatif ñun dey dañuy yëkkat suñu kàddu yëkkat suñu loxo ca kaw ne ànduñu ci ngóor jigéen. loolu moo tax la nga doon def dama ko bàyyi ndax ndaje mu mel nii buñ ci gisul jàngalekat yi loolu nekk na loo xamante ne lu war a doy waar lay doon ndax ñun ñoo yor suñu doomi ci école yi ñun ñoo leen war a jàngal ay jikko ay comportement ay valeur kon bu ñu demee ba jëmmi jamono askan wi taxaw di xeeñ góor jigéen te gisuñu si école loolu du dëppoo ak yoon donc loolu bokk na suñu teewaay fii ñu leen di seede ni ñun day en tant que organisation syndicale taxaw nañu benn say pour programme boo xam ni jël nañ ko bitim réew pour dugal ko ci école yi pour jàngal góor jigéen suñu doom yi danañ taxaw temm xeex ak loolu ba ñu xam ne góor jigéen Thiès tàmbali na bañ adduna bi dañuy bañ Sénégal dañuy bañ kenn ku doon góor jigéen. Thiès nag dëkk loo boo xam ni c'est une ville de refus dañoo mos si bañ ñu ngi leen di ñaan bu fi ñu fi jógee xeex bu mu fi yem na nekk xeex boo xam ni la sur le plan des idées sur le plan des actions ku ne na nekk vecteur d'information ndax ngóor jigéen encore une fois je pèse bien mes mots day yàq société kon ñu ngi leen di sant bu baax dafa ay kàddu yoo xam mënu ma ko bañ a wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla suñu borom mu may ñu kattan boo xam ne dinañ mën a xeex li nga xam ne mooy law
jëm ci Sénégal ñu ngi leen di sant bu baax jaa ngeen jëf. Professeur, merci beaucoup. Vraiment, c'est quand je te vois, damay gën a encouragé. Parce que ñetti manifestation ñu ngi ko bokk mais les propos ne changent pas. ku dul naa fekk su waxee rek nga xam ne du moom. damay commencé yéen fi ngeen jeexalee léegi ci waxu enseignement bi. dama am lu ma waxoon fii nii bi ñu waxee waxu élèves yi ñu inscrire Dakar ci école yi ñu doon tere ñu takk ay fulaar. ma ne jullit bu jóg di ko xeex boo dee sa kanam borom di nga ko layoo parce que ña fa inscrire seen doom dañ leen jox ay texte ñu xool ko lire ko xam ni dañoo tere seen doom takk fa lire ñu si yëpp donc jullit bu ko def sax problème c'est la même situation qui se reproduit li ñuy wax léegi di plaider pour les enseignants man jàngalekat la dama ni su programme bi duggee ci école yi ñu génnee suñuy doom ci école yi point barre. attaque bi amul leneen. maanaam bu programme bi duggee ci école yi ñu génnee suñuy doom ci école yi jihaad bi foofu la nekk du ñëw naan jàngalekat yi bu leen jàngale bu ñu jàngale duñ leen fay dañ leen di lor ñun ñooy téye suñu ay doom man bi ma demee ma xam ne enseignement bii fi ñu koy dugal arrangé wu ma dama tënk samay doom yu góor yóbbu daara ña nga ci daara ji di jàng dañu waxante dëgg soit on est musulman ou on ne l'est pas li ñuy wax ne suñu doxalin na niru ak moom mun ñu jël nit toog fii nit ñi am yaakaar ci ñun ñuy wax di incarner les musulmans di incarner les leaders jël suñuy doom dugal leen école yi nga xam ne loolu lañ fay jàng nos enfants fréquentent des écoles yoo xam ne lañ fay jàngale moo gën a grave homosexualité nous ne reconnaissons plus nos enfants da ngay gis say doom ñuy wax loo xam ni yow xam nga ni sa yokkoon wax say kanam way bi lan moo ko indi c'est parce que nous acceptons ñun jël suñuy doom yóbbu foofu man de mën naa teg ci loxo ci kaay bi ne su ma dee du ma ko layoo parce que samay doom nekkuñ ci école yooyu dama jàpp ne ay doom yi jullit laa war a yor ma tënk leen dem dénkaane leen ci daara ji parce que man ci daara ji laa jóge lu ñu ko tere def jàngalekat yi jàngale leen du ñu leen xañ seen salaire mais du ngeen gis suñuy doom point barre je crois que loolu mooy position leneen li am solo mooy professeur da nga wax lu am solo da nga ni ngoo jigéen nañ fexe ba bu mu fi lal basang kon ñun tardé nañ lal na basang ba basang bi am nay client ñu ngi fay tel ci dëkk bi foo xalaat nag institution bu ñu war a signer signature bu am solo ña nga fa toog fu ñu war a jëlee décision bu mag ña nga fa toog et il menace la vie des gens ñu ngi ci suñu biir am na sëriñ suy toog seen taalibe sukk di leen jox adiya xam nañ loolu lañ nekkee Europe danañ ko nangu gis nga dëgg bu jotee nañ ko wax te tey la bataille n'est pas le problème de criminaliser ou pas c'est un peuple debout Allah subhanahu wa ta'ala moo ko wax ñun bi ñu amee garantie que ñun duñu perte ñun citoyens yi ñun duñu perte loolu lay wax de du ngeen mës a daanu mais benn condition lañ tegal mooy seen ngëm suñu ngëm fan la toog c'est ça la réalité man ni nañu comporté wu en musulman c'est le seul le peuple qui peut régler le problème presse bii ngeen di wax am na ci ñoo xam ne buñ ko yóbboo au plus haut niveau seen kilifa duñ ko teg parce qu'ils ont des gens qui font partie de ce système organisation yi ngeen di wax organisation yi ngeen di wax ñaata yoon lañ fi toog presse bi ñuy jéññante seen ay collègues ay góor jigéen wax ji du wéy benn semaine lañ koy wax mu jeex ñu jiiñ benn imam bu duma benn taalibe mu gaañu ci ñu koy wax 1 mois c'est ça la bataille c'est un problème de communication du ay problème yii ñu yaakaar ni c'est au-delà de ça organisation yii ñuy wax am na ñoo xam dinañ ñëw toog fii mais bu xeex jotee du ñu xeex parce que ña leen di financer foofu lañ bokk sëñ bi avion yi léegi comme clando yi nit ñi nañ ciy tukki di ñëw di xam nit ñi yan lañ bokk restons debout en tant que croyants li ñuy wax nii baye boo ñu lal seen basan baye boo ñu bañ a criminaliser mais dañuy jóg xeex suñu biir koñ ku ko fa nekk diñ fa tuxu njiit yi ngeen bëgg ñëw fii mani njiit yi ngeen bëgg di ñëw fii du ñëpp a fii taxaw boo jàppee ni lii nga téye nii nguur président moo la ko jox wala sa chef de parti moo la ko jox doo ñëw toog fii di wax jamais da ngay gëm ni borom subhanahu wa ta'ala la te bu jeexee mu jeexal kenn mënu ko di loolu lay tax nga am courage ñëw fii taxaw di wax mais taxaw di yónnee ñun soxla wuñu kuy yónnee dañoo bëgg à l'heure du combat si les musulmans doivent se lever si les croyants doivent se lever chrétiens musulmans ou pas que tout le monde se lève na ñëpp jóg ñu taxaw wal leen ni lii du fi am
mais pour ndagam lan lañ fi basan dama ni ñu ngi fees dell ci suñu biir ils sont nombreux ils sont à une dimension boo xam ne xalaatu leen ko ils menacent les gens biñ fi waxee waxu franc-maçon mais li dal dooma laaj Abdou bi ñëpp yëg nañu ko aéroport lañ ko kar gaara ay oto ne ko boobu tuddatee ñu boom la Maodo mii wala jàpp pour wax la ni ils sont menaçants ma ne nul ne peut résister ou quoi que ce soit ne peut résister devant un peuple c'est seul le peuple qui doit rester debout xeex lii ñaaw teef bi xamu leen sax fan la xamu leen sax fan la toog mani Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala nous a instruit dans le Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des hadiths. Nos vaillants qui sont là, Cheikh Ahmed Bamba, Seydi Malick, ils nous ont parlé dans les livres. Mais les gens veulent baisser la tête et ils continueront à baisser la tête. Vous leen yaakaar ne organisation yi ngeen di seet duñ leen mës a xeexal ba ñu waxee waxu daara ñaata organisation ñoo jóg ay droits de l'homme ay leneen di xeex mais leneen ñu leen jóg parce que ku ci jóg ñu tëj say robinet xaalis dootul jóge Europe dootoo lekk xaalis dootul jóge États-Unis dootul jóge feneen gis nga ñun ñi ñu xoolee ci suñu biir képp ku ci bokk ci association ngay journaliste ngay maire ngay gradé de gendarmerie de police ou préfet ku mën a nekk boo ci bokkee lay lakk ngi ñëw. Très bien di nga torox bëccëgu ndar kam. Allahu akbar nit du siffler ay zone di wane ay rouge. Nous sommes des croyants on doit se comporter en croyant. lii mooy kàddu yi leer dama ni. on ne peut pas faire un peuple sans jaar le programme bi ci enseignement. man li may wax ñu contrôler ko ou pas je parle sur le contrôle imam Bass Gueye mu ngi nii. samay doom dama leen a tënk ña nga tënkee ci Oustaz Daaw Oustaz Loum di jàngi Alxuraan te wàcce leen di delloo si léegi fii. donc man su ma sañ mënee def loolu mën na leen bàyyi fi ñu wax ay doomu maire bi si kenn xamul ma ne kon ñëpp war nañu mën taxaw joor su programme bi duggee ci école yi nañu téye suñuy doom grève boobu moo gën a wóor bu ñu téye suñuy doom ñu génne programme bi allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ànd sàmm jikko yi collectif de Thiès déclaration de Thiès croyant et convaincu de l'humanisme de nos valeurs et cultures africaines partant de ces valeurs et nos traditions consacrées soucieux d'arranger le climat et l'environnement sain des maladies fatales pour les générations futures. Percevant les efforts consentis par les partisans de la déshumanisation nuit et jour, sachant les pressions extérieures subies par le gouvernement du Sénégal pour la reconnaissance des homosexuels et la persuasion du peuple sénégalais d'accepter cette nouvelle mode de vie pacifique avec elle. Sachant notre responsabilité, nous, fils de Thiès, dans notre diversité religieuse, traditionnelle, intellectuelle, interpellons le gouvernement du Sénégal à travers ces millions de signatures du peuple et à leur tête nos dignitaires et guides religieux. Nous interpellons donc le gouvernement du Sénégal de ce qui suit. 1. La mise en place d'une loi criminalisant tous ceux qui s'adonnent à l'homosexualité. Je le répète. 1. La mise en place d'une loi criminalisant tous ceux qui s'adonnent à l'homosexualité. 2. L'abrogation de toutes les autorisations délivrées aux organisations caritatives et aux associations secrètes promouvant l'homosexualité au Sénégal. 3. La transmission aux Nations Unies de ces millions de signatures des Sénégalais refusant catégoriquement l'homosexualité au Sénégal. 4. L'arrêt de tous les séminaires organisés par l'UNESCO pour la formation des enseignants à l'enseignement de l'éducation sexuelle
dans les écoles sénégalaises. Sous-entendez l'enseignement de l'homosexualité. Ils se cachent derrière l'enseignement de l'éducation sexuelle, mais en réalité, ce qui les intéresse, c'est l'enseignement de l'homosexualité. Il faut qu'on le dise clair et net. 5. Nous interpellons. 5. L'interdiction aux médias et aux réseaux sociaux de diffuser et de propager l'homosexualité. Vous, hommes de médias, votre responsabilité est engagée devant Dieu, devant l'histoire et devant les hommes. 6. Nous interpellons toujours le gouvernement du Sénégal en 6e point. 6. L'abrogation du mot genre dans la constitution sénégalaise ainsi qu'au ministère des Affaires sociales et sur tous les documents administratifs. L'abrogation du mot genre dans la constitution sénégalaise, au ministère des Affaires sociales et sur tous les documents administratifs. 7. L'encouragement des syndicats d'éducation d'enseignants au refus de l'homosexualité et au refus de participer à tout séminaire et afférents. 8. L'encouragement des parents d'élèves, tant au niveau régional que national, au refus de ce projet absurde. 9. Nous demandons aux parents de surveiller les leçons, les cours et les mœurs reçus par leurs enfants à travers ces écoles. Chaque parent est un berger et tout le monde sera interrogé au sujet de son troupeau. Les parents ont leurs responsabilités. 10. Demandons aux doyens des quartiers, aux chefs de quartier, de former des commissions populaires en collaboration avec les jeunes et les forces de l'ordre pour surveiller les réunions secrètes visant à recruter des jeunes pour adhérer à l'homosexualité. 11. Et enfin, nous appelons le peuple du continent noir, et particulièrement sa partie ouest, c'est-à-dire toute l'Afrique de l'Ouest, à refuser ce projet des nations à propager l'homosexualité dans notre continent constitué majoritairement de jeunes. Fait à Thiès, le samedi, le dimanche 23 mai 2021, le collectif Ansam Djikoyi. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kon gëm gu ñu gëm ni kii nga xam ne ci la ñu sunu maam yare ci ay jikko yu sell yooyu mooy jikko yu nite xër gu ñu xër ci bàyyi fi sunu njaboot maanaam nekkin woo xam ni kenn du mën a yegg si ñoom ba jëmbat ci ñoom jikko yu bon yëg gu ñu yëg ni am na ay doomu aadama yoo xam ne fas yéene nañoo taxaw lépp lu ñu am ci kattan ak ci ay pexe pour yàq suñu doom yëg gu ñu yëg ni am na ay doole yu jóge bitim réew fas yéene weñ suñuy loxo njiitu réew pour ñu jàllale maanaam lépp luy wàllu nguur jigéen ci réew mi yëg ku ñu yëg ni ñun askan wi dañoo am maanaam wareef ak responsabilité ci sunu njaboot ba aar leen jëmbat ci ñoom jikko yu yiw jikko yu sell ak pas-pas bu dëgër ñu ngi sakku lii bi ci jëkk mooy dañoo bëgg ñu tegal ñu fi ay loi maanaam ay acte yoo xam ni dañuy jël ak ngóor jigéen ak lépp lu aju ci moom boole ko ci njuumte yi gën a mag maanaam criminaliser ko maanaam faute yi gën a rëy yi nga xam ni moom la ñuy tënk ci réew mi ñu boole ko ca
ba daan ya gën a rëy ñu ko cay daañ ku ko def loolu la ñuy ñaan ci réew mi ñu defal ñu ko. ñaareel bi dañuy sant suñuy ñi nga xam ne ñoo ñu jiite maanaam lépp loo xamante ni maanaam ay projet la yoo xam ne LGBT am nañ ko bu ko dugal ci réew mi bu ñu ko nangu ndax population bi nanguwu ko. ñetteel bi maanaam nañu wax suñuy nguur ñoom ñi nga xam ne ñooy signé ci suñuy tur di leen wax ni nañu yëgal maanaam mbootaayu njiitu réew yi bu ñu fa demee nañu leen xamal ni peuple Sénégal askanu Sénégal gii lànk na ngóor jigéen te du ko musa nangu nañ leen ko yëgal ba mu leer ci seen bopp. takbir. ñeenteel bi lépp loo xam ne ay ndaje la ay waxtaan la ay pexe la yoo xam ne ñu ngi koy nas ci réew mi moo xam lu ñu fësal la wala lu ñu nëbb la na ko nguur gi dakkal askan wi àndu ci. juróomeel bi maanaam ñi ngi wax ñi nga xam ni ñooy jollele xabaar yi maanaam ba ci réseaux sociaux yi na nguur gi teg ay matuwaay yoo xam ni kenn du jaarati ci ñoom di tas lépp luñ nuroo ngóor jigéen loolu ñu koy sakku ci ñoom ndax loolu la askan wi bëgg suñ ko defee def nañ li askan wi bëgg suñ ko deful juwe na la bëgg-bëggu askan wi te loolu du seen wargan. juróom-benneel bi loolu ñuy wax genre te mooy sama oustaz corrigé ma léegi manit genre nee na mooy nguuni ngaana waaye ba tegit may maintenir sama position mooy nekk mel ni la neex genre mooy mel ni la neex te ñun nag dañoo gëm yàlla dañoo war a mel ni neex yàlla ndax yàlla kii da koo bind ni ko góor nga daa war a nekk góor kii da koo bind ni ko jigéen nga daa war a nekk jigéen kon nag mel ni la neex d'accorduñ ci te loolu mooy genre na dindi nañ ko dindi maanaam ci maanaam programme bi ay cellule genre yooyu ay meuble la te ñu dugal nañ ko ci programme éducation bi maanaam vivre ensemble ay meuble la dugal nañ ko programme éducatif bi dafa nañu ay module yoo xam ni ay meuble dañoo muus ndax bu ñu bëggee jëm fenn duñu leeral li ñuy jëm dañuy jël ay mots codés ay mots chargés nax la ci ba jëmbat li ñu bëgg a ñu Sénégal nag nee na nanguwu ko te du ko mos a nangu. allahu akbar. juróom-ñaareel bi ñu ngi laaj syndicat yi ginnaaw bu ñu leen gërëmee ci seen taxawaay ndax am na lu naroon a jàll ci seen taxawaay ak seen vigilance ak seen matuwaay moo tax loolu fànq ndax am na benn ndaje bu ñu leen woowoon di leen bëgg a dugal benn programme boo xam ni ngir jàngal maanaam sunu doom yi à partir de 5 à 9 ans waaw 5 à 9 ans lu muy doyee sëy 5 à 9 ans lu muy doyee sëy xale buy nàmp ñu naan nañ ko jàngal bu yey gerte est-ce que loolu yéen na maanaam kon ay caaxaan la ñu bëgg a def waaw kon loolu ñu xam ni peuple Sénégal yéen ngeen xam ni yéen syndicat yi loolu askan wi mi ngi seen ginnaaw saa yi ñu ko yanoo di ko ñëw taxaw leen lànk askan waa ngi seen ginnaaw ñuy wax it ñi nga xam ni ñooy parents d'élèves monsieur le maire wax na ko sànq parents d'élèves bi nag nañu am matuwaay qu anfusakum wa ahlikum naara yàlla nee na yéen parents d'élèves jëm góorgóorlu leen ba bañ a dem safara nag mooy tënku ci yàlla santaane bàyyi li yàlla tere waaye dimbali leen seen njaboot yi ba yar leen ci tënku li yàlla santaane bàyyi li yàlla tere loolu la ñu yàlla digal kon parents d'élèves yi nañu farlu ci xool li seen njaboot gi di jàng ci école yi bépp école boo xam ni wóor na leen sa njaboot bu fa demee diineem du fa dëgëree génne ko fa. très bien waaw képp koo xam ne sa njaboot loolu ngay doon priorité kenn ku nekk école ba ngay choisir pour dafa yóbbu sa njaboot na la wóor ni priorité ba mooy dina sàmm sa pas-pas dina sàmm sa jikko nga soog faa dugal sa doom
loolu mooy taxawaay bi gën a rëy waaye di toog rek di jàmbat te boo lu gars yi def ba topp leen ci loolu nag du fulla waaw kooku nañ ci bàyyi xel ndax dama wax ni biñ fi teree fulaar yi ma ni la yow ci sa bopp yaay jël sa doom dugal ko fa dama ni jullit yëpp bu ñu teewoon seen doom ni duñ ko dugal ci benn école boo xam ne du respecté seen diine école bu du respecté loolu du am élève nañu waxante du fonctionner kon nag loolu parents d'élèves yi nañu am farlu ci xam ne seen responsabilité moo ëpp ci responsabilité yi juróom fukkeel bi ñu ngi wax ni ñu ngi laaj chef de quartier yi ñu teg ay comité de pourtant am na comité de veille li ñu programme ci quartier yi mais comité de veille yooyu nañu liggéey ci taxaw nañ ci def ay jeunes ay ñu vigilant ñuy wër ci quartier yu ànd ak force de l'ordre yi di dénoncer force occulte yi nga xam ne dañuy wut ay ruq ci biir koñ di dajale suñu doom yi di leen jàngal ak ngóor jigéen lii ma leen wax nag preuve à l'appui dafa am benn école boo xamante ni benn élève lii maa ko gis ne maa gis fa mu xew du ma wax na fa mu xewe mais lii ci réew mi la xew école boo xam ne benn élève moo xëcc moroomu élève am sex ko élève bi daal koy dénoncé ñu ne ko yow lu tax lii mu ne dañ ma koy def xale bu xam ni mi ngi toll ci maanaam 9 ans 8 ans moo jël moroomu élève am sex ko élève bi def ko ñaari yoon élève bi tiit dem dénoncé ko bi mu ko dénoncé léegi nag ñu téye xale bi ni ko yow lu tax ngay def mun dañ ma koy def kon am na ñuy laqatu ci biir kër yi koñ di jàngal xale yi góor jigéen loolu nag nañu def ay comité de veille di leen xàmmee di leen dénoncé loolu ñu ngi koy ñaan ñëpp kon maanaam li mujj ñuy ñaan maanaam Afrique mooy berceau de l'humanité kon Afrique fii jukko lañ leen xame Afrique njàmbaar lañ leen xame Afrique yiw lañ leen xame kon peuple africain yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu takkoo ànd nekk benn ni déet homosexualité yàlla toroxal képp kuy dox ci homosexualité amiin yàlla toroxal képp kuy dimbali homosexualité amiin yàlla alal képp kuy jëfandikoo homosexualité amiin ak képp ku leen di dimbali amiin maanaam góor jigéen muy leer képp koo xam ni moom góor jigéen ak la ca aju moo xam bu jigéen góor jigéen ak yu ca aju yëpp yooyu yëpp ku koy def yal na la yàlla alak amiin ku lay jàppale yal na ko yàlla alak amiin ku koy seetaan sax yal na ci yàlla boole amiin kon ñun Thiès nee nañ mukk ci góor jigéen ñun Thiès nee nañ mukk ci góor jigéen ñun Thiès nee na mukk ci góor jigéen 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 waaye Thiès nee na góor jigéen nañ koy daan yi gën a métti ci daan yi Thiès nee na góor jigéen nañ koy daan yi gën a métti ci daan yi Thiès nee na góor jigéen nañ koy daan yi gën a métti ci daan yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar